الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله فإن الدنيا دار ابتلاء يبتلي الله به عباده بأنواع من الفتن فيبتلي من شاء بالشر ومن شاء بالخير قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون قال ابن عباس رضي الله عنهما أي نبلوكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال ليرى الله فيها من يشكر ومن يكفر ومن يصبر ومن يقنط. Frères et sœurs en la foi, le monde est une demeure d'épreuve dans laquelle Allah met à l'examen ses serviteurs avec diverses tentations. Il teste ceux qu'il veut avec le mal et ceux qu'il veut avec le bien. Allah dit, nous vous éprouvons par le mal et par le bien comme une tentation, et c'est à nous que vous ferez retour. En commentant ce verset, Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, nous vous testons avec la difficulté et l'aisance, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, le licite et l'illicite, l'obéissance et la désobéissance, la guidance et l'égarement, afin qu'Allah puisse voir qui parmi vous est reconnaissant, qui est ingrat, qui est patient et qui désespère. Chers musulmans, les tentations sont multiples et variées, et Allah éprouve ses serviteurs selon sa volonté, que ce soit par les vicissitudes de la vie ou par d'autres moyens. Et à travers ces épreuves, la préservation de l'honneur et de la religion sont effectivement mis en jeu. Il est rapporté que le prophète, paix et salut sur lui, avait l'habitude de formuler cette invocation suivante. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Il disait, ô vous qui retournez les cœurs, rends mon cœur ferme sur ta religion. On lui demanda pourquoi une telle invocation alors qu'il est déjà guidé, et il répondit, certes, il n'y a pas un être humain, sauf que le cœur est entre deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut le raffermir ou le changer comme il veut. C'est ainsi que la persévérance dans la foi et dans les valeurs religieuses est importante, surtout dans un monde plein de défis et de changements rapides. C'est pourquoi dans notre sermon d'aujourd'hui, nous aimerions citer quelques facteurs spirituels et pratiques qui aident à la persévérance dans la voie du salut. Le premier facteur est la piété et la foi solide. Il s'agit en effet de renforcer la foi par l'adoration, par les actes d'adoration, par l'évocation, le zikrullah, par la lecture du Coran. La piété rend le cœur plus stable et oriente la personne vers le bien. Allah dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Prenez des provisions de route, mais votre meilleur viatique sera la crainte révérentielle du Seigneur. Craignez-moi, homme doué d'intelligence. Le deuxième facteur qui permet à la persévérance dans la droiture est l'observation de la prière. La prière est l'un des piliers de la religion. Continuer à prier à temps
renforce le sentiment d'appartenance et la foi du musulman. Allah dit à cet effet: Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. Ô croyants, cherchez du réconfort dans la patience et dans la salate. Dieu est en vérité avec ceux qui savent s'armer de patience. Le troisième facteur, c'est la lecture et la méditation sur le noble Coran. Le Coran est une source de guidance. Sa lecture régulière aide à la persévérance et rappelle les valeurs islamiques. Allah dit à ce propos: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Et les mécréants de dire encore: pourquoi le Coran n'a-t-il pas été révélé au prophète d'un seul coup? Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur et afin qu'il soit soigneusement récité. Le quatrième facteur, chers musulmans, c'est la supplication et l'imploration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demander l'aide d'Allah à travers la supplication renforce la confiance et la force intérieure. Allah dit dans le Coran: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir mis dans le droit chemin. Étends sur nous ta grâce, car tu es le dispensateur de toutes les grâces. L'autre facteur, c'est le fait de fréquenter les personnes pieuses. Être en compagnie de ceux qui encouragent le bien aide le musulman à persévérer dans la voie de la vérité. Allah nous dit dans le Coran: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. C'est le jour où l'injuste se mordra les doigts en s'écriant: Pluie à Dieu que j'eusse suivi la voie du messager. Malheur à moi. Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, il m'a détourné du rappel divin après qu'il me fut parvenu. Satan a toujours délaissé l'homme après l'avoir trompé. Le facteur suivant est la recherche perpétuelle de la connaissance religieuse. Apprendre les sciences religieuses renforce la foi et aide à la persévérance. Allah dit dans le Coran: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dit: sont-ils égaux ceux qui ont reçu la science et ceux qui ne l'ont pas reçue? Seuls les êtres doués d'intelligence sont à même d'y réfléchir. Le facteur suivant, c'est le fait d'éviter les tentations et les péchés. Éviter les tentations qui pourraient semer le doute ou mener au péché en se concentrant sur ce qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran: وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. N'approchez pas les turpitudes ouvertement ou en cachette. Chers musulmans, l'autre facteur qui permet de persévérer dans la droiture est l'évocation d'Allah et le repentir. La remémoration constante d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dhikrullah et le repentir purifient le cœur et maintiennent l'âme proche de Dieu. Chers musulmans, il fait partie des facteurs également la patience, l'endurance. La vie est pleine de défis et d'épreuves. L'endurance face à ces épreuves aide à persévérer dans la droiture. Le dernier facteur s'agit du fait de revisiter l'histoire
et la vie de nos pieux prédécesseurs, s'inspirer des exemples des compagnons et des savants musulmans aide à rester sur le droit chemin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وحده والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. mbokk jullit yi ginnaaw bi ñu santee borom bi subhanahu wa taala ñu ngi julli ci Yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla sunu borom yàlla ba mu den di sotti xéewal ak mucc ci moom ak i saxaabaam ak njabootam ak mbooloom ku topp njubam gi ba yowmal qiyam. mbokk jullit yi da ngeen xam ne àdduna bii de këru nattu la. yàlla sunu borom tabaraka wa taala da ciy nattu jaamam yi, da ciy nattu mbindeefam yi, di leen nattoo ci lu neex saa yenn saa yi mu leen di nattee it ci loo xamante ni lu naqari la, safaan la. yàlla mu ne ñun ñoo leen di nattoo ci lu neex, waaye tamit di leen nattoo ñoo leen di nattoo ci lu metti, di leen nattoo tamit ci lu neex. nattu dana ñëw nekk lu metti, waaye lu neex dana ñëw tegu ci sa loxo it nga foog ni mbégte rek la, ndekete sunu borom daf la ci nattoo. loolee lépp dafa nekk nattukaay ngir yàlla xam ci yéen kan mooy kay rafetal, waaye ci moom ngeen di dellu ci. Ibnu Abbas mu ne danañ leen nattu ci ak tartar, danañ leen natt ci ak jàppandal, mbir yi yomb la lool nga jekku àdduna. danañ la nattu ci wér-gu-yaram bi nga am, sunu borom daf la ko jox ngir xool lan nga ci def ci lu baax. sunu borom dana nattu itamit ki feebar, dana nattoo alal ki woomle, waaye dana nattoo ñàkk ki nga xamante ni mooy ki ñàkk. danañu nattoo yu dagan yi comme na mu ñuy nattoo yu xaram yi. danañu nattoo ci ñu war koo topp, waaye nattoo ñu tamit ci la nga xamante ni mooy ña koy moy. danañu nattoo ci njub moom borom bi subhanahu wa taala baaxee ñu ko, waaye tamit nattoo ñu ci li nga xamante ni mooy ak réer. loolee lépp ngir sunu borom tabaraka wa taala xam ci ñun kan mooy kiy sant ak kan mooy kiy weddi, kan mooy kiy muñ ak kan mooy ki nga xamante ni dafay caalit. mbokku jullit yi, yàlla sunu borom tabaraka wa taala nu ko neexlee nattoo jaam yi. natt yi saa dana nekk ci ay jafe-jafe jamono, saa sunu borom dana natt nit ki ci njabootam, saa dana ko natt ci ay mébétam, ay reefam, ay bëgg-bëggam, saa dana ko natt ci li nga xamante ni moom mooy liggéeyam. natt yooyu nag yenn saa yi mën naa yëngal diineem, mën naa yëngal ngorom. moo tax Yonent Yàlla bi alayhi salaatu salaam bokk na ci ay ñaanam mooy mu naan ay yow yàlla mi nga xamante ni yow yaay soppar ñi xolu jaam yi, yàlla na nga saxal sama xol ci li nga xam ne mooy sa diine. ñu ko doon laaj moom Yonent bi alayhi salaam ki nga xam ne moo ñuy jàngal diine, ñaan boobu lu tax mu koy ñaan te moom mu ngi ci njub. Yonent bi alayhi salaam xamal nañu ne xolu jaam yi dafa nekk ci diggante baaraamu borom bi tabaraka wa taala, ñaari baaraamam, yuqallibuha kayfa yasha. yàlla suñu borom moo koy soppi, mooy soppar ñi xolu jaam yi nu mu ko soobee. wax ci yeneen xadis, nit dana nekk ci njub ba dara desul pour mu génn àdduna lu dul lu néew mu tabbi ci ay jëfi yu bon ba faatu ci loolu, tabbi fa nga xam ne moom mooy safara wala iyaadu billah. ni ko noonu nit mën naa nekk ci ay jëf yoo xamante ni safaan la ba dara desul mu tabbi fa nga xam ni mooy safara lu dul lu néew, waaye mu jëf waa aljanna faatu ci loolu, tabbi fa nga xamante ni moom mooy aljanna. comme ni mu amee ci waa jooju nga xamante ni Yonent bi nettal nañu ay mbiram, mu rayoon 99 doomu aadama, bëggoon tuub ñëw ci jaamukatu yàlla bu amul xam-xam bi ne ko ndax bu ma tuubee yàlla dina ko nangu. kooku ne ko yow yàqu nga, yow mënatuloo baax, mu rey ko muy téeméeri doomu aadama. ba mu demee ci ka nga xam ne nag dafa boole diine ak xam-xam, mu laaj ko, mu ne ko yow kay la yàlla suñu borom tabaraka wa taala di xaar nga tuub ba mu nangul la nga xam ne mooy sa tuub, jéggal la, yërëm la. noonee la ko digalee ne ko jugal dëkk ba nga nekkoon, ndax xamee nañ la fa ak ñaawteef, mën nañ la koy xoolee, demal ci beneen dëkk nga tuub foofu nga soppeeku. ci yoon boobu la nekk di soobu di dem, jëfagul lu baax lu dul yéeneem boobu, foofee la ko suñu borom faatee. Yonent bi xamal nañu ne kooku dafay bokk ci waa aljanna ci yërmande borom mi tabaraka wa taala. kon bokk na ci li nga xamante ni mooy dimbali nit ki, lu ñu bëgg a tudd suñu xutba bi tey, lu koy dimbali ngir mu mën a sax ci njub. ndax yàlla suñu borom tabaraka wa taala bu la defalee xéewalu diine, bokk na ci la nga ko gën a mën a sante ci xéewal googu nga fexe ba sàmm ko, nga fexe ba sa diine jooju nga ñàkk ko, fexe ba lépp loo xam ne day ñëw di ko yàq di ko fi jëlee nga wattandiku lu mel noonu.
bokk na mbokk yi ci li nga xam ni mooy dimbali nit ki mu sàmm njubam mooy ragal borom bi tabaraka wa taala. ragal yàlla ak fexe di sàmm ngëmam di ko suuxat ngir muy jóg muy jëm kaw muy yëkkatiku. yàlla mu ne wa tazawwadu na ngeen ut yóbbal na ngeen yóbbulu mu ne fa inna xayra zaad at taqwa yóbbal nag bi ci gën mooy yóbbalu ko ragal yàlla. ragal yàlla boobu yaa ngi koy nattee ci kem noo nekkee taxaw ci digle borom bi tabaraka wa taala di ko def waaye yaa ngi koy nattee sa bopp it ci kem noo xamante ni soree nga ko tere borom bi tabaraka wa taala. mbokk jullit yi bokk na ci li nga xamante ni moo ñuy dimbali ba ñu mën a sax ci sunu diine ba ñu mën a sax ci njub mooy takkoo la nga xam ne mooy julli rawatina juróomi julli yi nga xam ne suñu borom daf koo faratal ci ñun. bokk na ci li nga xamante ni dafay saxal nit ki mooy muy sàmm julli googu di ko defee ci waxtoom di ko defee itamit ci palaasam di ko defee ci mbooloo nga xam ni mooy la ëpp toyaaba te mooy la nga xamante ni mooy la jaadu. suñu borom tabaraka wa taala mu ne yaa ayyuha alladina amanu stainu bisabri wassolaa inna allaha maa sabirin mu ne yéen ñi gëm na ngeen dimbali koo muñ ak julli na ngeen dimbali koo muñ ak julli ndax julli dafay def lu bari ci ak mbaax ci ak ragal yàlla ci jaam bi ndax ki topp yàlla ci ngay amee ragal yàlla googu. waaye julli it mu nekk jaamu yàlla bu màgg bi nga xamante ni yawmal qiyaama moom lañu njëkk a xool ci nit ki ginnaaw ngëm yàllaam kon nag nit ki na ko sàmm fexe di ko def ci na ko yonent bi alayhi salaam jàngale. ibn kathir rahimahullah mu ne as-salaatu min akbari al-awni ala thabati fi l-amr mu ne julli bokk na ci li nga xamante ni li gën a mën a dimbali nit ki mooy ba mu mën a sàmm diineem ba sax ci li nga xamante ni mooy digle borom bi tabaraka wa taala. julli boobu mooy lay dimbali nit ki muy jokkook boromam di déeyoo ak moom di ko ñaan di ko toroxlul ba yëg-yëgam ak ngëmam mën a nekk ci li nga xamante ni moom mooy xolom boobu muy teewlu borom bi tabaraka wa taala. bokkul mbokk yi ci liy dimbali nit ki mu mën a sax ci njub mooy jàng alquran ak di ko xerawlu di settantal maanaama muy sunu borom tabaraka wa taala wax bu mu wax ak ñun ñu war koo dégg war a xam layal suñu borom nam ci téeréem bi ngir mën koo jëfee. quran boobu moom di ko jàng rek di ko liir dafay nekk loo xam ni dafay jëriñ nit ki daf koy raxas ci ay feebar dafay setal xolam di ko laabal ci feebar yi nga xam ne ay feebaru xol la. mbokk jullit yi jullit bi warul nekk koo xamante ni dafay gàddaay alquran di ko gëj a jàng wala muy toog fan wala ñaari fan du ko jàng. na bëri lu muy liir alquran di ko jàng di def effort ngir mokkal ko ndax muy téere borom bi tabaraka wa taala mooy lenn li nga xamante ni rek suñ borom tabaraka wa taala def na ku koy jàng di ko wax noonee nga ci am tuyaaba moom da nga koy liir di am tuyaaba. noonee tamit da lay fóotee di rala raxas di fóot say jikko di la jegeel borom bi tabaraka wa taala mu bokk ci zikkër yi nga xamante ni mooy yi gën a màgg. alquran dafay laabal xolu jaam bi. yàlla suñu borom tabaraka wa taala nee na ba ko yéefar yi dañoo ñëwoon ci yonent bi alayhi salaam naan ko moo yow lu tee sa borom alquran bi muy jël di ko bennal di ko wàccee ay saar wala ay aaya ndax alquran xam ngeen ni wàcc na ci jamono nubuwa yonent bi alayhi salaam prophétie bi yépp mooy ñaar fukki at ak ñett ci la yàlla suñu borom tabaraka wa taala wàcce alquran. gars yi ne ko moo sa buur bi moom sa yàlla ji moom lan moo tee mu jël alquran bi yépp daal di ko boole wàccee ko mu jeex waaye mu koy bennal yàlla suñu borom ne ko wax leen ni kadhalika li nuthabbita bihi fuadaka bennal boobu ak di ko wàccee ci ay circonstances dana tax ngeen gën koo mën a dégg dana tax ngeen gën koo mën a bàyyi xel waaye dana tax seen xol yi gën cee mën a am ak ngëm sax ci li nga xamante ni moom mooy jub warattalnaahu tartila ngir it ngeen mën koo jàngin boo xam ne bu rafet la. mbokk jullit yi alquran mooy cosaanu njub gi nga xamante ni moom la ñu war a sóobu alquran moo ñu wan yoon takkoo di ko jàng loolu dafa war ci ab jullit warul gëj di jàng alquranul karim. jullit bi dafa jaadu ci moom bu toogee bés wala ñaari bés jàngul téere borom bi tabaraka wa taala mu am ni moom am na lu ko manqué ci dundam gi mu yëg ni am na lu mu war a def loo xamante ni defu ko mu yëg ni yaramam bi xolam bi am na lu mu aajowoo ci lu muy dundee loo xam ni defu ko. loolee faw nit ki mu ci yar boppam di jël lu mu attan ci ay xisb di jël lu mu attan ci ay saar di ko jàng bés bu nekk mu saxoo loolu ndax dana ko dimbali mu mun a sax ci la nga xam ne mooy njubu borom bi tabaraka wa taala. mbokk jullit yi bokk na ci li nit ki li koy dimbali mu sax mooy di ñaan borom bi tabaraka wa taala. yonent Yàlla bi alayhi salaam jàng nañ léegi muy wax
doon ñaan borom bi tabaraka wa taala nan ko yow yàlla na nga saxal sama xol bi ci njub na nga saxal sama xol bi ci diine comme yonent bi alayhi salaam moom mooy ñaan loolu kon fa kayfa ñun ñi nga xamante ni suñu dara leerul yàlla nañu suñu borom saxal moo tax yàlla di wax ci alquran naan rabbana la tuzigh qulubana yow suñu borom bul beewal suñu li nga xamante ni moom mooy bul sànk lu nga xam ni mooy suñuy xol baada id hadaytana ginnaaw ba nga ñu jubalee wa hab lana min ladunka rahma na nga nu may yow suñu borom yërmande gu bàyyi ko ci yow innaka antal wahhab yow yaay aji maye bi kon nañuy ñaan borom bi tabaraka wa taala di wàkkilu ci moom di def lépp loo xam ne ay sabab la ngir wéeru ci moom ba mu ñu mën ñu saxal bokk na mbokk yi ci li dimbali nit ki mu sax ci diine mooy murafaqatu salihin mooy di ànd ak ñu baax bari na ñoo xamante ni tàbbi nañ ci ay caaxaan tàbbi nañ ci ay mboosóor ay ñaawteef la leen ko yóbbee mooy àndandoo bu bon moo tax nit ki dafa war a tànn ñu baax muy ànd ak ñoom dafa war di fréquenter ñoo xamante ni xam na ci ñoom mbaax dana jëriñ ci moom ñoom ci àdduna danañ ko jëriñ ci àdduna danañ ko jëriñ ci ay jikko yu rafet danañ ko jëriñ ci li nga xamante ni moom mooy diine bëri na ku sànku bëri na ku tabbi ci ay bakkaar la ko waral mooy faiblesse comportement am ak ànd bu muy ànd ak ñoo xam dañ koy influencer négativement muy jëfee loo xam ne sax moom xamu ko woon waaye ngir jéem a bokk ngir jéem a dëppoo ak ñooñu la ñu nekk tax na mu mos yenn xeetu bakkaar yoo xamante ni la ko ci génnee du nekk lu yomb yàlla nañu yàlla musal mbokk jullit yi alxasanul basri rahimahullah doon na wax naan ixwanuna ahabu ilayna min ahlina wa awlaadina li anna ahlana yudakkirunana biddunya wa ixwanana yudakkirunana bil axira xasanul basri doon na wax naan suñuy xarit yi nga xamante ni ci diine lañ àndee ci ngëm yàlla lañ àndee ñooñu gënal ñoom lañ gën a sopp sax suñu njaboot gi ak suñuy doom ndax suñu njaboot gi ak suñuy doom saa suñu demee ci ñoom rek lañ ñuy fàttali mooy àdduna mooy yu neex loo xamante ni noflaay lay nekk waaye suñu gaa yi nga xam ne ci diine lañ xamante nag gaa ñi nga xam ne ci topp yàlla jëfe alquran jëfe sunna Yonent bi alayhi salaam ci lañ xamante ñooñu boo jàkkaarloo ak ñoom boo nekkee ak ñoom da nga fore ci ñoom loo xam ni da nga ci yëg sax wàññeeku ba mën cee defaru waaye da nga leen mën a roy yenn say ci xool booy xool nit kàddoom gu muy wax rek dana am lu feeñ ci moom luy wane ni yow mii de manqué nga lu bari loo xamante ni sa mbokk mii am na ko loolu dana tax nga mën a góorgóorlu moo tax kuy tànn na tànn ay nit ñoo xamante ni dañu am ay jikko rafet muy mën di roy ci ñoom mbokk julit yi laaj nañ Muhammad ibn Wasi rahimahullahu taala ne ko ayul amalu fi dunya afdal qaala sohbatu al ashab wa muhadathatu al ixwan ida stahabu ala al birri wa taqwa laaj nañ ko ne ko ban jëf moo gën ci jëfu àdduna yi mu ne xanaa di ànd ak gaa ñu baax ñi saxaaba yi ak nit ñu baax ñi nga xamante ni ci diine ngeen xamante ci diine ngeen di ànd ak di waxtaane ak ñi nga xam ne mooy nit ñu baax ñi nitu alquran yi nitu sunna yi mu ne loolu dara gënu koo neex rawatina bu dee xamante ga ak soppante ba ma nga amee ci li nga xamante ni mooy mbaax ak ragal borom bi tabaraka wa taala yàlla suñu borom xamal nañu ne yawmal qiyaam mboolem xaritoo dafay dog lu dul ña nga xam dañoo xaritoo woon ci la nga xam ni mooy ragal borom bi tabaraka wa taala al axillaau yawma idin baaduhum li baadin aduwun illa al muttaqin mbokku julit yi bokk na ci dimbali nit ki mu sax ci li nga xam ne mooy diine mooy lii di sàkku xam-xam mi di mën di yokk ci yëg-yëg di mën di yokk ci xam borom bi tabaraka wa taala ak xam diineem loolee dana tax mu nekk koo xamante ni dana gën a mën a sax ci diineem di mën a jëfe loo xamante ni mooy njàngaleem borom bi tabaraka wa taala ak njàngaleem Yonent bi alayhi salaam mbokk jullit di bokk na ci li nga xamante ni mooy dimbali nit ki mu mën a sax ci diine mooy sori lépp loo xam ne ay bàkkaar la ak i fitna ak i mooy borom bi tabaraka wa taala lépp loo xam ni am nga ci faiblesse te mu nekk mooy borom bi tabaraka wa taala na nga ko daw na nga ko daw comme ni ngay dawee gaynde nu ko raw sax ndax loolee mën na indi alkande ci nit ki moo tax Yonent bi alayhi salaam dénk nañu sax bu ñu demoon ba dégg ka nga xam ne mooy kii ñuy wax almasiixu dajjal nga xam ni ñëw na ci àdduna nga dégg ni dajjal ñu ne kat dajjal feeñ na bërëb sàngam Yonent bi alayhi salaam mu ne bul fa dem bul wóolu sa ngëm ba jàpp ni dëgër nga naan da ngay dem pour jàkkaarloog dajjal moom nga xamante ni Yonent yàlla bi alayhi salaam nee na fitna gënu koo rëy ci kaw suuf ba yàlla sàkkee maam aadama wala àdduna ba léegi ba yawmal qiyaam amul fitna bu ko gën a rëy fitna masiixu dajjal yàlla nañu yàlla musal ci fitnaam am na jullit ñoo xam ne danañ mucc ci ay fitnaam
waaye yonent bi aleyhi salaam jàngal nañu ne ku fi dajjal fekkoon ba nga dégg ni dajjal feeñ na fenn bul dëgër lu jàpp ni yow la nga yor dëgër na këcc ba ngay dem ci dajjal moomu di jàkkaarloog moom. mu ne dana am koo xam ne dana fa dem waaye bu déggee dajjal ak i waxam ak lënt yi nga xam dana ko def ci ngëm nit ki ak la nga xam ni mooy ay kàddoom loolu mën naa nekk lënt ci moom ba mu topp ko ci weddeem yàlla googu. julit bi lépp loo xam ni fitna la ci moom daf ko war a wattandiku. wa ida marru bil laghwi marru kirama bu ñu romb ay caaxaan dañ koy romb ak dignité da nga koy romb fekk ñu ngi ko dëddu fekk ña nga wattandiku ña ngay fàttaliku borom bi tabaraka wa taala. yàlla mu ne wala taqrabul fawahisha ma dahara minha wa ma batan bu leen jege bàkkaar yi moo xam ya ca feeñ la wala ya ca nëbbu. ab jullit war ne sàmm boppam di wattandiku bàkkaar yi kem kàttanam te saa yu tàbbee ci loo xam ne ak njumte la mu tuub dellu ci borom bi tabaraka wa taala daal di ko jéggalu suñu borom tabaraka wa taala mooy kii jéggalaate mu jéggal ko. bokk na ci mbokk yi li nga xamante ni dafay dimbali nit ki ba muy mën a sax ci li nga xam ne moom mooy diine mooy dikrullahi tabaraka wa taala wal istighfar mooy di bëri looy tudd borom bi tabaraka wa taala ba bokk ci ñi nga xamante ni ñoom la di yàlla wax naan wa dhakirina allaha kathiran wa dhakirat ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla lu bare comme ni ko yonent bi alayhi salaam diglee ne la yazalu lisaanuka ratban min dikrillah na nga fexe ba sa làmmiñ bi bu mu deñ di tooy ci tudd borom bi tabaraka wa taala. ab jullit jamono ju ne rek ak lu muy def lu nekk rek am na lu muy wax foofu ci loo xam ne tudd borom bi tabaraka wa taala moom waxtoom du neen bu toogoon ci ab jotaay sax jotaay bu mu mënti nekk moo xam day jàng moo xam day waxtaan bay jug ci jotaay boobu yonent yàlla bi alayhi salaam jàngal na ko ñaan boo xam ne buy jug bu waxee jotaay loo ñaan boobu yàlla suñu borom dana ko jéggal bàkkaar yi mu def foofu. buy génn këram xattaa sax bu déggee xaj bu mbaw wala mbaam boo xam ne yuuxu na sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na loo xam ne moom la nit ki di tudd tamit ay ñaan yoo xamante ni daf koy fàttaliku borom bi tabaraka wa taala ci mbindeefam yooyu. bokk na ci mbokk yi mooy muñ bokk na ci li dëgëral nit ki bu mën a sax ndax fitna yi dañuy bari ci mujjug jamono rawatina. yonent bi alayhi salaam wax na ci benn xadis mu ne inna min waraikum ayyaama sabr lil mutamassiki fihinna bima antum alayhi ajru 50 minkum qaalu 50 minna aw 50 minhum qaala bal minkum. yonent bi alayhi salaam wax na ci benn xadis mu ne nekk na ci seen kanam ay fan yoo xam ni fanik muñ la fan yooyu ku mu fekk faw mu muñ pour mën a sàmm diineem ndax dund diine dana jafe fitna yi danañu bari danañu yomb danañ la jege danañ dem sax ba fitna bi nekk ci sa loxo nga xam ne mën nga cee ñàkkee sa diine wal iyadu billah. mu ne bokk na ci lay dimbali nit ki mooy mu muñ ba pare sax ci li nga xam ne mooy njàngaleem alquran ak njàngaleem sunna Yonent bi alayhi salaam. mu ne ña nga xam ne dañuy muñ tënku ci seen diine malgré fitna yooyu la muy bari Yonent yàlla bi alayhi salaam mu ne ñooñu danañ am payooru juróom fukk ci yéen saxaaba yi maanaam yéen lu ngeen liggéey tey jii lañ leen ciy fay li ñuy fay juróom fukk ci yéen loolu la ñuy fay kenn ci ñoom ndax taru métit ya nga xam ne ak fitna yi nga xam dañ koy muñ. saxaaba yi ne ko ci ñoom wala ci ñun mu ne bal minkum ci yéen ñii. loolu nag mbokk yi la muy tekki mooy la ñuy fay nit ki ci fitna yooyu dafa bari waaye tekkiwul mukk ne nit ki dana dab saxaaba yi ci ab ngëneel dana leen dab ci li nga xam ne mooy ak mbaax saxaaba yi kenn mënatu leen dab raw nañ ñëpp képp ku ñëw ci seen ginnaaw ngay soobu ndax ku fiy julli ku fiy woor ku fiy wax laa ilaha illa allah ci toxaluk lislaamu saxaaba yi ci nga ko waxee te addaallu ala alxayri ka faa'ilihi képp koo xam ni dafa tegtal nit ki ci lu baax tuubal leen dugal leen ci lislaam lépp lu ñooñee def ci lu baax moom daf ciy am saxaaba yi raw nañu ku ñëw ci seen ginnaaw noonee la yonent bi alayhi salaam rawee ñëpp ndax képp ku jëf lu baax ci xeet bi da nga am lu baax yonent bi alayhi salaam danañ ko fay lu baax la nga jëf ndax ci sababam ci nga jotee ci lislaam loolu yërmande borom bi tabaraka wa taala la mbokk jullit yi li ñuy jeexalee ci li mën a dimbali nit ki mu sax mooy di jàng dundu mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi jiitu tàmbale ko ci yeneen yi alayhim salaatu wasalaam saxaaba yi ak mboolem nit ñu baax ñi nga xam ne suñu borom natt na leen ci kaw suuf ak xeetu natt bu nekk boo xam ne moo ñu sonal tey koo ci jàng dundam da nga gis ni yàlla natt na ko ñii natt na leen ci nguur ñii mu natt leen ci alal ñii mu natt leen ci li nga xam ne mooy jigéen nguur li nga xam ne jigéen ak alal bokk na ci fitna yi nga xamante ne Yonent bi alayhi salaam nee na mooy fitna yi gën a tar yi gën a sonal li nga xam ne mooy xeetam yàlla nañ ci yàlla musal bu ngeen demee ci prison yi bari na ñoo xam ne tëdd nañ foofu boo xoolee la nga xam ni moo sabab seen dugg foofu benn ci ñaar yooyu lay nekk moo tax nit ki war na ci góorgóorlu di ci yar boppam tey ñaan borom bi tabaraka wa taala mu sàmm ko yàlla saxal ñu ñun ñëpp
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.